mbokk yi jërë ngeen jëf si ànd avec ITV daleen ak jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës juróom-ñaari fan la étudiants yi nga xamante ne ñoo am baccalauréat te kenn orienté wu leen daal di appel ministre bi ñu dénk njàng mu kawe mi ngir mu daal di ut pexe seenub mbir xale yooyu nag ab janoo ak taskatu xibaar yi la ñu mujjee ngir fësal seenub mer tey xamle rek ne préfet bu Ndakaaru dafa leen bëgg a yàqal. daañu waxtaane itam ci bile jotaayu xibaar sargal bi forum social di sargal Samir Amin lu ni mel nag ngir wéyal noonu lu mu fi bàyyi mu di ab ndaje bu am ci teewaayu Aminata Touré njiital conseil économique social environnemental. tàggat yaram lamb site Papa Sow fas yéene nañoo sëgg juróom-ñaari fan ci weeru avril lu ni mel nag fësal nañu ko niki tey jii ci CNG bile lamb Pape Abdou Fall moo kaa tëgg yaatal gi neskis lay doon. ab doxub ñaxtu lañu bëggoon a amal waaye fa ñu mujjee moo di ab janoo ak taskatu xibaar yi ñoom ñooñee nga xamante ne ñoo am baccalauréat te kenn orienté wu leen ñuy xamle rek ne juróom-ñaari fan la ñu appal ministre bi ñu dénk wàllu njàng mu kawe mi ngir mu andi ay saafara si seenu bu mbir xale yooyu lekk xal dal la ñuy xamle itam ne préfet bu Ndakaaru dafa jóg ngir yàqal leen Boubacar Dieng Bachir Sow. ñoom ñi njaaxare la ñu àndal ak yaakaar gu tas ndongo daara yi nga xam ne am nañu seen baccalauréat waaye ba léegi kenn orienté wu leen situation bu nu mel ñoom ñi di ko ñaawlu. dafa métti parce que ñoom suñu demee ba ne non léegi duñu orienté ci kenn ci privé bi ñoom waroon nañ mën a jël seen responsabilité ñu xam lu ñuy def pour ñu mën a orienté ñëpp parce que si ñooñu noonu ñu orienté wul am na ñoo xam ne ñoom ñoo génn premier seen classe. génn première seen classe ba pare ñu ñëw di taxawaalu ci mbedd bi vraiment c'est une situation qui n'est pas sérieuse. ci gis-gisu ndongo daara yi yoon dafa tëddeewul njaaxaanaay ndaxte seeni naataango ñu ngi nekk di waajal seeni examen te ñoom ñile ñu ngi seeni kër déposer concours sax da leen di jafe. léegi nag ñun ci réew mi la ñu bokk seen doom yaa ngi fale Europe di jàng ñu ngi ne amuñu benn yaakaar parce que lii ni concours yaa ngi fii nii te yéen yëpp dafa laaj xaalis. te mënuñoo wax ne maanaam ñun mën nañoo financer suñu éducation pour maanaam mën na continuer suñu jàng léegi nag ndax xoolaat suñu demande dérogation d'ici une semaine parce que actuellement ñun dañoo sonn jamono bii nii da ngay xalaat ba sonn da ngay jooy ba sonn te mënoo ci dara. si ndorteel li bachelier yi dañoo bëggoon amal lii di ab doxub ñaxtu jëlee ko couloir de la mort bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar wutali Médina waaye doxub ñaxtu boobu sax ab point de presse la mujjee ndaxte préfet bu Dakar autorisé wu ko ñoom ñile di ko joxoñ baaraamu tuuma. woote wuñu point de presse marche la ñu woote woon léegi ma signé demande bi yëpp autorisation bu ñu signal ma ko après ma ñëwaat tey ñu ne ma lii la doon point de presse lay doon ngir saboter suñu ambiance bi alors que bu ñu ko defoon manifestation lay gënoon a xum mais gars yi ñëpp dañoo boycotté pour saboter rek. collectif bi nga xam ne moo ëmb bachelier non orienté yi di jox benn ultimatum bu benn ayu bés ki nga xam ne mooy jëruñ ji ñu dénk wàllum njàng mu kawe mi ci réew mi ngir moo di saafara ci seen problème bile lu ko mooy dinañu amal ab toogaanu ñaxtu ci buntu ministère de l'enseignement supérieur. Boubacar Dieng jërëjëf école Taïba Ndiaye moom daloon ab salle informatique lu ni mel nag proviseur u l'école bi daal di koy rafetlu ñu ca defi koppar ñoo di rek ñi nga xamante ne ni ñooy parc éolien bu gox ba waaye proviseur bi ba mu rafetloo loolu itam dafa daal di ñaawlu yenn ci ay këru liggéeyukaay ñàkk gu ñoo ñàkk dugal seenub loxo ci wàllu njàng meeg njàngale mi Isidore Alexandre Sène lañ ciy teewlu. junni ak juróomi téeméeri ndongo yi nekk ci lycée bu Taïba Ndiaye am nañu salle informatique mu ànd ak lépp li nga xam ne rek moom la yeeyoo proviseur bu lycée bi jàpp ne lii soxla nañ ko woon lool. école boo xam ne école bu mag nga mais amoo jumtuwaay li war amoo salle informatique amoo sax bibliothèque bi ñu war a wax amoo teen laboratoire boo gisee ku jóge fële ñëw di taxawal société am commencé nekk ci phase d'installation mu may la bijou bu mel nii. nga xam ne mën nga ci utiliser def ci laboratoire mën nga ci def bibliothèque ak yeneen ak yeneen na ubbi xale yi na rapproché xale yi teent ci àddina bi ñun mënuñu lul kontaan. mu dolli ci ne lycée bi waroon naa gën a ñoŋ ci wàllu jumtuwaay li koy firndeel moom proviseur bi nee na am na société yu bëri yi nga xam ne ñu ngi ci gox gi waaye duñu dimbali daara yi. société yi ñu wër mën nañ lu ëpp lii fukki yoon mais dañ koo jéemul ndax dañu joxul gëdd njàngu xale yi. te nit ñi nag mënoo nekk di jël seen suuf di nekk di jël richesse bi nga xam ne moom la population bi am di ko def sa profit di ko def sa bénéfice te faale woo leen fulaloo leen
ndax ñàkk ñu faale moom mooy ñàkk xalaat suñuy avenir u xale. maire bu Taïba Ndiaye ànd ak xel mu dal jàpp na ne sax lii di émergence de ci commune bu Taïba Ndiaye mën nañ ko séentu. wàññi bu nekk ci benn la tàmbalee ndax fii la ñu tàmbalee parc yi àggalagul liggéey donc ngi waxtaan benn plan de développement local boo xëy juróomi at yi ñëw dañuy saytu lan la ñu war a def ci Taïba ñoom leen lañ ci def commune bi lañ ci def te loolu am na solo. parc éolien bu Taïba Ndiaye dinañ ko daloon ni ki altine gi ki nga xam ne moo di njiitu réew mi moom mooy présider boobu la cérémonie directeur général bu parc bi jàpp ne lépp li nga xam ne rek wàccoon nañ ko ak askan wi dinañ ko def. Isidore Alexandre Sène ñu fàttali rek ne parc éolien ba ca gox boobule ca Taïba Ndiaye mi ngi daal di dugal lu toll si juróom fukki millions si suñuy koppar ci boobule jumtukaay noppi na sax day ñu fas yéene ko daloo altine ci teewaayu njiitu réew mi Macky Sall. ñu àddu jëmee ci leneen ak li nga xamante ne moo di ay agents paramédicaux ñi nga xamante ne ñoom jóg nañu taxaw temb ngir tàggat nag ay sage-femme ngir ñu war a gën a mën a am taxawaay bu gën a dëgër dëppoo ak bëgg-bëggu askan bi dañuy teewlu ci loolu Ousmane Ndiaye mi nga xamante ne moo di directeur adjoint bu centre d'excellence africain ci micro Boubacar Dieng. bi ñu gisee ni université virtuelle sénégalaise bi nga xam ni mooy ñaareelu université ci Sénégal après Cheikh Anta Diop. ñoom ñi ngi ci tànku développé yi tout ce qui est télémédecine nga xam ni mooy tax nga xam ni nit mun na nekk fii di jàngal koo xam ni mun na nekk à 800 kilomètres comme ni nga ko gisee ci Kolda ñu ni nañu saisir opportunité boobu parce que suñu bëgg-bëgg moo doon jéem a dimbale population yi c'est que amuñu woon kàttan bu ñu ko defee parce que mënuñu nekk fépp mais ak initiative bi vraiment danañu dimbale ba nga xam ne danañu mën a toppatoo suñu mbokk yi nekk ci gox ak goxaan yi parce que ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal te ñoom aussi dañu soxla ay soins de qualité. télémédecine war na mën a jàppale bu baax a baax lii di médecine wàllu wérgu yaram suñu sukkandikoo ci professeur Abdou Aziz Diouf moom nag la mu jàpp mooy ne lu am solo la mën a andi ci wàllu gynécologie Boubacar Dieng. njëriñ bi nga xam ne lii di télémédecine mën na koo amal. wàllum pàcc doon na loo xam ne am na solo lool lii ki ko xamle moo di gynécologue obstétricien. télémédecine lu mu mën a indi dama koy firnde rek ci li ñu def léegi nii ci suñu expérience bi ñu def nii ma nekk fii nii Dakar ci ENO bu espace numérique ouvert bu Mermoz may def cours di def jàngale ay sages-femmes yi nga xam ne ñu ngi à Kolda à plus de 700 kilomètres toog foofu di suivre cours bi ñu may poser question ma leen di tontu. loolu rek dafa doy ci firnde njëriñu téléenseignement télémédecine bi. gynécologie itam li nga xam ne moo di télémédecine maanaam paj gi nga xam ne dañ koy jaarale ci xarala yu bees yi dina ko amal njëriñ. day am njeexital bu bëri parce que sage-femme yi au lieu ñu déplacé wu de Kolda à Dakar nga xam ne su boobaa dañuy tëj seen poste de santé yi léegi dañuy des foofu suñu desee foofu yow nga leen di defal ngay dérouler ay cours di leen defal ay présentation loolu day tax ñoom ñu toog fu ñu toog. compétence yi fekk leen foofu connaissance yi fekk leen foofu et puis day tax également day yomb day wàññi dépense yi ci lépp day wàññi dépense yi ci lépp. Douane Kolda moom la ñu tànn ngir tàmbali phase bu njëkk ci wàllum paj bi ñuy jaarale ci xarala yu bees yi lile doon loo xam ne ni bokk li ko waral bari na. Kolda dafa di bërëb boo xam ni région boo xam ni lu bëre dafa ñàkk dañuy ñàkk ay ressources humaines c'est-à-dire ñi nga xam ni ñooy liggéey. di réew les femmes enceintes yi di toppatoo liir yi door di juddu te même soo ci amee dañuy di ñoo xam ni kenn du leen faral di accompagner ci terme li ñuy wax laan jàppale leen ñu gën a am ay connaissances pour mën a toppatoo xale yi. ngir gën a yokk xam-xamu sage-femme yi nekk ci Kolda waaye itam ngir ñu gën a mën a jàppale soxna yi nga xam ne dañuy mucc ci boobule bërëb ñi leen ñu ngi waajal ab programme de formation continue formation boobu sax dinañ ko amal ci diirub atu yàlla. ñu àddu jëmee ci sargal gi nga xamante ne forum social sargal na ko borom xam-xam bi di Samir Amin daal di taxawal nag ab daara ju kawe dippee ko lu ni mel ngir rek daal di wéyal noonu li nga xamante ne ni kàngam bile bàyyi na ko fi mu di ab ndaje bu nga xamante ne amoon na ci teewaayu Aminata Touré njiital conseil économique social environnemental ñu teewlu si Mortala Anne Souleymane Meng. delloo njukkal bi forum social daal di amal jagleel ka kii di Samir Amin daal di nañu koy soppi def ko université mu doon contribution bu dëgër ci formation ndaw ñi ngir ñu bëgg seenu dëkk ak anam yi nga xam ne mooy si yokk seen xam-xam. université bi dafa doon loo xamante ni bi ñu ko tàmbalee di waxtaanee mu ngi commencé ci année 2016
sunu jeunes yi ndaw yi nekk ak ñun ci forum social bi ñëw nañu dañoo bëgg ñu jàppale ñu pour suñu yokk suñu man-man ak suñu xam-xam mu nekkoon donc programme bu jàppale ndaw yi pour ñu yokk seen man-man mën a yokk seen yitte donc buñ ko tàmbali di def boobu ba léegi muy léegi ñeenti at. mu doon thème boo xam ni dafa wuyu si jamono buñ ko laajtee mu am impact bu baax si ndaw yi Afrique ngir ci wàllum civisme ak citoyenneté. Samer Amine nag doon jàngalekat fii ci université Cheikh Anta Diop bi nga xam ne bi tey fi la ñu defee événement bi. Samer Amine dafa yàgg Sénégal am xalaat woo xam ne li ko tënk mooy nu nuy fexe ba Afrique jëm kanam Sénégal jëm kanam. bu ko defee ñu mën a bokk ci ñi nga xam ne ci àddina doon nuy ràññee en tant que africain. lii di ay diplôme ràññee jagleel nañ ko ñenn ñu bokkoon ci session renforcement yi université citoyenne populaire panafricaine Samer Amine def nañ ko ngir delloo njukkal moom doomu Afrique bi xam-xamam màcc lool ci wàllum économie. Merci professeur. Mortala Anne dañuy daal di utali Touba daayira bii di Muxaddamatul Xidma moom daal dina taxaw tem ngir gën a diisal daan yi nga xamante ne ñu ngi kaa teg képp ku dëppoowul ak sart ya si ndigalu xalif général kullu murit suñu sukkandikoo nag ci Serigne Abdou Lahad Bousso ba ñu tàmbale yooyu le mbir ñeel wàllu karange gi ci wetu jumaa ju mag ja ba léegi jàpp nañ si lu ëpp téeméeri nit yu nga xamante ne dëppoowuñu ak lu ni mel ñoom nag janoo nañu ak taskatu xibaar yi ñu teewlu si Gora Ndak Lo Thierno Faye. ñu sos ko ci atum 1994 Muxaddamatul Xidma di saytu kaaraangeek jumaay Touba ci ndigalu xalif général kullu murit mi xemmemteefam nekk lenn lu dul fexe ba Touba dëppook bëgg-bëggu sëriñ bi. li tax nag ngeen ñëw fi tey te mooy taxawaay bii nga xam ne yeesalaat nañ ko ci fan yi ñu nekk te mooy yokk cat gi ak kaaraange gi ci barab bi nga xam ne mooy jumaa ji ak penc mi. ndigal la lu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mu wax ne nañu yeesalaat taxawaay yi defaraat barab bi ba mu gën a méngoo ak li nga xam ne noonu la ko sëriñ bi santaane woon te loolu lépp ndigal loolu lépp tey jii nekk ci loxoom mu digalaat ñu taxawaay boobu ñu gën koo yaatal ndax fi jamono toll ak ni penc mi mel te muy loo xam ne teg na ci bëtam moom mu bëgg na ñu yokk taxawaay boobu ndax dafa mel ne am na yoo xam ne mi ngi romandaat di ñëwaat ndànk-ndànk te suñ ko teelu tëggatantu mën naa doxaat ba delluwaat fa mu nekkoon. ci loolee Serigne Abdou Lahad Bousso yokku ca ne lu toll ci téeméeri nit ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn jëflante nañ ak ñoom ci fànn yu wuute. am na fi ñoo xam ne dañoo ñëw di def lu nuru ak njabaraan wala ñuy tuddoo ñu doonul di wane ne doomi diw lañu. wala sëtub diw lañu te loola wérul am na fi ñoo xam ne dañ doon tuxal alali jàmbur maanaam dañ doon sàcc am na ci ñoo xam ne itam dañu doon màndi wala ñuy jëfandikoo luy màndal wala ñu yor ko am na fi ñoo xam ne itam dañ doon taxawaalu rek mel na ñu dëkkul fenn am na it ñoo xam ne yu mel ne nu jaxasoo googu ñu doon wax ci penc bi dañ ko fee andi woon muy andi fi embouteillage bu xaw a bari. ci lu jëm ci wàllum kaaraange sëgi Baqiya Serigne Abdou Lahad Bousso indi ay leeral. foofu itam danañ ci tënk tuuti rek loo xam ne tàmbali lay doon mooy dañuy sart ci képp koo xam ne dafay ñëw buy ñëw mu indi fekkente ne dafa faatoo ci hôpital mu indaale certificat de décès buy wane ne dafa feebaroon faatoo ci hôpital wala bokk dafa accidenté woon faatu certificat de sang di mort dana koy indaale. boo xam ne dana wone lan la faatoo. ci kanamu taskatu xibaar yi daayira Muxaddamatul Xidma ne xemmemteefam du lenn lu dul fexe ba def Touba diwaan bu mucc ayib. ñu àddu jëmee ci taxawaayu CEDEAO ñeel wàllu koom xam ngeen ne nit yi di dem ak dikk ànd ak seenub alal doon na seenum njiite bu gën a mag lu ni mel nag am njeexital yu am solo ci yokkute gi ci dëkk yi nga xamante ne ñoo fare ca CEDEAO lu ni mel nag tax itam ba ñu nar a taxawal ab plan directeur jëmee ko ci jumtukaay yi ñu teewlu si Mapate Gueye nga xamante ne mooy kilifa gi yor wàllu commission boobu ci micro Oumou Kalsoum Ba. defe naa CEDEAO liggéeyam mooy gën a yombal dem bi ak dikk bi ci Afrique de l'Ouest pour mën a indi koom-koom suñu réew pour que développement man fi am
pour xale yi gën a mën a am liggéey mais li ñu seetlu mooy njaayante mi ak njëlante mi war am suñu réew demewul ni mu waroon demee parce que dafa am loo xam ne moo ko gàllankoor te gàllankoor mooy suñu infrastructure tali yi ñu am soo ko xayma dafa ndaw dañ ko war a defar ñaar yoon ba ñetti yoon pour mën a toll fii ali toll soo xoolee mbirum courant yeggul fépp boo demee si réewu kaw yi courant amu fa boo ñëwee si réewu taax yi courant bi ni mu waroon demee ko noonu te ñëpp xam nañ aussi dafa cher boo demee xool suñu port yi ni mu waroon liggéey mu waroon jox yeggu fa parce que dañu war a moderniser soo xoolee mbirum transport aérien bi avion yi cher na aéroport yi aussi dañu war a gën a yokk sécurité bi ak sûreté bi yow moi aussi mu ngi liggéey bi CEDEAO di liggéey mais comme ñoo bokk ay réew ñuy liggéey dañu war ñu xaajar la ko dañu war a booloo suñuy doole pour gën a am doole parce que ñu ne nañ ñëw toog waxtaan ñu xool yan mooy projet yi nga xam ne moo gën a jàmp yoo xam ne lañu war a liggéey suñu réew yi liggéey boobu nag du ñun rek dafa am réew yi xam ne ñoo bokk CEDEAO bokk UEMOA ñëw toog ñëpp ñu boole ñu waxtaan ñun fii la ñu jëm soo xamee foo jëm doo gaaw a jum. ñu àddu jëmee ci wàllu tàggat yaram rawatina làmb combat bi dox si diggante Siteu ak Papa Sow nar na am juróomi fan ci weeru avril loole nag ñu ngi ko fësal ni ki tey ji ci makaanu CNG bi le làmb Pape Abdou Fall moo ka tëgg mu des nag ci ñaari manageru mbër yi ñu daal di waajal seen mbër bu baax a baax boobule xew-xew amal nañ ko ci teewaayu Sékou Seydi Augustin Mangan. combat bi war a dox ci diggante Papa Sow ak Siteu dina am juróomi fan weeru avril bi ñu jëm niki jeudi bi Pape Abdou Fall production ak manager ñaari mbër yi daal dinañu finaliser procédure yëpp ca siège CNG bi. sant yàlla te li ko waral moom mooy gis ngeen fan yi yëpp ku nekk yaa ngi posé wu question ndax dana am ak du am ak kañ la ak nan la ak naka la pour libérer tout le monde ñu ni nañu rapproché wu CNG rek ñu daal di koy matérialiser mënoon nañ toogaat tuuti def li ñuy def rien ne s'y oppose c'est une lettre administrative qui nous couvre bon mais li ñu gis daal mooy ñu joxe un bon exemple ñëw régulariser ku libérer ñëpp daal Sénégal jëm kanam. mu doon combat boo xamante ni ñëpp moom la ñuy xaar Pape Abdou Fall bëgg cee jaar ngir woon ñëpp ne lamb ji amul benn jafe-jafe. bi ñuy naan lamb deena deewul àdduna ñaar moo ci am mën naa damay def wala bëgg naa mënatuma ba mu tax ni deena waaw. li ñu mën daal danañ ko def moo tax ñu indi Siteu Papa Sow yeneen i promoteur ñu ngi taxawal yeneen combat nañ leen gën a góorgóorlu rek ñu bañ a négativiser li ñu yor ñu bañ a rey li ñu yor parce que yàlla moo ñu ci nattu te it askanu làmb mu ngi ñu ciy xaar kon dafay rafet day jaadu ñu taxaw ci taxaw bu rafet di ci communiquer bu rafet di joxe it cër ci bu rafet di joxe amaat aussi beneen taxawaay ci làmb ba ku ñu gis respecté ñu xam ni lii tey ñu doon missionnaire lañu ci wala ambassadeur lañu ci et un ambassadeur doit être digne diplomatiquement. niki aljuma gi ñaari mbër yi daañu jàkkaarloo ca stade Marius Ndiaye laata combat bi nga xamante ne dinañ ko amal doomi fan weeru avril bi ñu jëm. Sékou Seydi jërëjëf mbokk yi fii la ñu dax keppee xibaaru marax yi jërë ngeen jëf si teewlu gi si kanam tuuti beneen jotaayu xibaar ngeen di ci ànd ak Assane Gueye ci nasaraan lay doon jaa ngeen jëf.